mbooloo bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen gërëm di leen jaajëfal ci seen teewaay fii ndax waxtaan bi ñuy waxtaanee dafa am solo may fàttali ni ACSIF kuréel la boo xam ne day xeex ak yelleefu waaye jëfante yi ak banques yi daanaka clients yi nga xam ne dañoo nekk ci banques yi ci mutuelles yi ak tamit clients yi nga xam ne dañoo nekk ci compagnie d'assurance yi ak émetteur de monnaie électronique mooy daanaka transfert d'argent yi ak yooyu ñu ciy xeex nag di dankaafu ci xeex bi autorités yi di dénoncer daanaka ŋaññ yenn pratiques yi waaye tamit di defal askan bi ay propositions yoo xam ne dinañ génn ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund moo tax tey ñu woote pour waxtaan ak askan bi parce que mbir mi ni mu tëddee bu continuer di ko tëddee képp kuy liggéeykat dootoo mën a la ci dara sa njaboot képp kuy entreprise ca suuf nga jëm te entreprise bu daanoo ay liggéeykat ñoo ci gën a sonn parce que entreprise bu daanoo day yóbbu ay liggéeykat chômage moo tax ñu ne nañu woote dankaafu nañu woote ndax ŋaññ nañu woote ndax joxe ay proposition ay yoon yoo xam ne amana buñ ci jaaree jafe-jafe yii usagers yi di dal yépp yi dund yépp dana leen a wàcc jafe-jafe bu njëkk bu ñu seetlu yéen ñëpp xam ngeen ni dañoo nekk ci jamonoy mbas ci mbas bi gis ngeen ni banque yépp ñaar ñett ñooy dugg da ngay dem banque yendu fa suba ba ngoon nekk ci biti ci naaj bi ñu waroon yombal yeneen instruments yi nga xam ne daanaka jëfandukaay yoo xam ne mën nañ ko fayekoo muy carte bi bu ñu xamee ni nit ñi sonn nañ ci banque yi ci rang bi au lieu que ñu wàññi yële pour permettre nit ñi ñu dem ci gab yeeg yooyu ñu profitoo jéem ci wut xaalis double prix yi carte gab bii di doon jar 23000 ñu yóbbu ko plus de 40000 relevé de compte bi nga xam ne tey mooy permettre yow nga am opération yi jaar sa compte ñu koy fayeeku te banque centrale ne woon na boobu bu ko benn client fay tableau d'amortissement bi nga xam ne prêt boo ko defee dañ laa war a jox contrat bi jox la tableau d'amortissement jox la document annexe yépp yoo xam ne da koo signé ñu jox la ci exemplaire tey yooyu yëpp dañ koy jaay bu ci raw nag mooy attestation d'engagement ak non engagement bi nga xam ne mooy tax client bi jóge ci banque bi dem ci banque bële ñu jëlee ko ay 50000 yóbbu ko presque 100000 francs benn bi ñaar yi boo ko naree fay da nga fay lu mu dee 200000 mu mel ni daal boo bëggee jóge sa banque dem beneen banque di nga fay 200000 ñu teg ko fan ñu ne nag loolu duñ ko bàyyi duñ ko seetaan parce que tey liggéeykat bi lañ bëgg a lor parce que ki am compte bancaire mooy ki nga xam ne day liggéey day góorgóorlu nekk ca banque bi wala di fa fayeeku kooku tey ñi bëgg koo toroxal ci ay services yoo xam ne dañ koo yokk ba pare rendre ko obligatoire encore une fois il faut que mu leer carte gab bi non seulement dañ koo yokk mais dañ koo rendre obligatoire te naa leen wax ni ñu ko rendre obligatoire dañ la naan yaa ngi ci banque bi nga ne waaw 23000 la doon jar 40000 léegi lañ koy def wala plus boo bañee dootoo fi amee prêt dootoo fi amee découvert donc forcément da nga jënd carte gi boo bëggee nekk ci banque ba waaw boo bëggee bàyyi nag banque centrale ne la doo bàyyi parce que sa payoor toll na ci 100000 francs loolu fan lañ ko teg jaay doole boobu fan lañ ko teg diggante client bi ak banque bi contrat moo leen lié contrat boobu bu ñu ci naree yokk virgule dañoo war a toog déggoo ko waaye banque jékki-jékki rek ne lii 23000 laa ko doon jaayee léegi 40000 laa koy jaayee par la force da ngeen di jënd te ku bëgg a génn nga fay ma 200000 jaay doole boobu la ñuy wax fan lañ ko teg
moo tax ñuy dankaafu état bi di dankaafu banque centrale di leen xamal ni lii ñu ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te bis yi li ñëw nga xam ne ñu ngi koy préparé dinañ am ay action yu bëri yi mené sur le terrain. ñu ngi jëm ci semaine d'inclusion financière waa banque centrale ñëpp ay ñëw fii Sénégal pour semaine d'inclusion financière bi ñun danañ ci organiser ay activités yoo xam ne ñëpp dinañu dégg bu bis baax parce que du ñu nangu parce que tout simplement dafa am principe de bancarisation moo tax ñuy toroxal liggéeykat bi boobu mooy poñ bu njëkk bi. poñ bu ci topp mooy da ngeen di dégg fan yi ñuy wax ay mbirum détournement ci compte yi da ngay am sa compte def ci sa alal pour mën cee liggéey wala sàmb ci sa ëllëgum njaboot benn waay tollu Chine Centrafrique Nigéria États-Unis dugg ci biir compte bi vide compte bi jël xaalis bi dem yoon yow da ngay tëdd ba guddi gis ni opération yi mu ngi daw sa portable ni ñu ngi vidé sa compte nga xëy suba dem ca banque ba ne la ah yow de yaa ko retiré New York nga ne ko nan laay mën a nekk New York 8 heures 6 heures du matin retiré bi 6 heures du matin New York ma taxaw fi 8 heures ñu ne la ah ñu de li lañ constaté bu ko defee client bi moom daal mooy ñàkk xaalisam alors que responsabilité banque bi dafa engagé ba mu jeex tàpp parce que banque compte ba nga fa am ñaari buntu la bi ci njëkk da ngaa yor caabi mu yor caabi donc boobu même boo réeralee caabi bi ba cybercriminel bi jël ko dugg ci biir mën na dugg ci buntu bu njëkk ba waaye mënta dugg ci ñaareel buntu bi nga xam ne banque ba rek ko yor caabi bi moo tax sa compte sa boppam bu banquier bëggul nga dugg fa doo fa dugg mën na ko bloquer te doo retiré pourtant kat yor nga caabi ñu gis ni clients yi dañuy ñàkk seen xaalis ci loolu alors que responsabilité banque bi dafa engagé liñ lay wax rek mooy demal porter plainte ak nii nga toog ay at doo jot sa xaalis ñu ne nag loolu du dëgg du yoon il faudrait que client bi nga xam ne dafa nekk victime de cybercriminalité wala de piratage banque bi lu mu gaaw na jël alal yëpp bu dee constaté nañ ko dugalaat ko ci biir compte ba pare banque bi moo war a dem di toppi cybercriminel yi du client bi mooy topp cybercriminel amul kattan bi amul mën-mën bi fii tey kuñ fi vidé sa compte mënoo topp bi sàcc bi nekk New York wala Washington banque bi moo war a jël ay responsabilités d'abord mu sécuriser davantage système am parce que faayu système bi la bu amuloon faay ay cybercriminel duñ toll fa la ñëw di dugg ci di vider ay comptes yu bëri loolu mënul nekk donc système bi bu amee faay dañoo war a protéger usager bi moo tax ñu ngi ñaax pour ñu davantage protéger usager bi avec des lois yoo xam ne dañuy protéger usager beneen bi mooy il faut que mu am assurance compte boo xam ne dañ koy généraliser pour que bu cybercriminel bi duggee ci compte bi ba tibb fa xaalis assurance bi mooy fay parce que loolu mooy rôle assurance moo war a fay client bi ba pare moom ak banque bi nag ñu dem xool ni ñuy toppee seeni sàcc bu ko defee assurance yi ci boppam dinañ développer benn politique d'éducation financière pour mieux protéger les usagers moo tax nag ñu ne ñun duñ toog di seetaan Sénégalais yi nga xam ne amuñu fenn fu ñuy denc seen xaalis fu dul banque wala mutuelle ay Masamba Mademba yu toll fële parce que tout simplement amul benn sécurité ci compte yi amul benn sécurité ci système bancaire bi ñuy vider compte yi ba pare di ko yenuloo clients yi loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg beneen poñ bu mujj bi mooy bu mbas bi amee ACSIF dafa bind président de la République xamal ko ni mbas mi mënta ànd ak fayum bor parce que marchand ambulant bi luuma ba taxawal nañ ko travailleurs yi nekk ci hôtellerie yeeg yooyu doxatul comme kenn fayatu leen wala ñi ñuy fay ay 70% lañ leen fay wala 50% entreprise yi ñoo ngee daanu am na ñoo xam ne fayekootuñu ñu ne boog président de la république lii mënta ànd ak fay te ñun ñu ngi lay proposer report d'échéance de crédit may wax ni ACSIF moo ko proposé président de la république bien avant mbas bi di ñëw président tamit conseil des ministres mu génnee communiqué wax banques yi ni ñoom dinañ dugal xaalis pour ñu accompagner report bi de 3 mois renouvelable
banque centrale tam ànd ci ñu généraliser ko dans l'espace un mois bu loolu amee ñun ñëpp am yaakaar ni report dina am tey mbettel la ñu am ci report bi parce que report bi dafa ne woon dañ koy bëmbax ba ñetti weer yoo xam ne kenn du fay bu mbas bi continuer ñu renouveler ko encore une fois mën de ci askan bi mais li ñu def mooy yenn banques yi da nga fay dem ne damaa bëgg a reporter ñu ne la formulaire bi amu fi pour report wala ñu ne la ñu bañ carrément ne la duñ la reporter daf ñoo neex rek ñu reporter daf ñuy neex ñu bañ a reporter alors que mesure bi dañ koo jël au niveau étatique et au niveau de la banque centrale wala boog ñu ne la comme yow mënoo fay te gis nañ ne da nga impacté duñ la reporter mais dañ lay proposer benn rachat bi ñu ngi ko tuddee pré-Covid pré-Covid boobu du dara lu dul dañ lay monter beneen dossier de prêt jël fa li nga ameloon ci prêt bu njëkk ba fay ko ba mu jeex def ci ay pénalité appliquer la ci prêt bi taux d'intérêt ba pare nag defal la différé 3 mois yoo xam ne da nga koy fay daanaka différé mooy dañ la koy bëmaxal 3 mois yoo xam ne da nga koy fay alors que report bi dafa ne dañ koy bëmax de 3 mois renouvelable yoo xam ne du am pénalité du am charge d'intérêt du am benn frais mais bii day am frais day am pénalité day am charge d'intérêt te différé moo gën a bon ci prêt parce que bu ñu la nee dañ lay différé de 3 mois jàppal ni 3 mois yooyu yëpp da ngay dagg ay intérêt te prêt bi wàññiwuñu ci dara da nga cee dagg ay intérêt jëfin ju ñaaw joo xam ne méngoo nag délinquance financière di tubaab naan délinquance financière ak abus ak dérive ñu ne nag loolu duñ ko bàyyi danañ ko dénoncer pour que état beeg banque centrale mi nga xam ne dañ leen di jéem a nax ñu xam dëgg bi fan la féetee report bu ñu doon wax amut daanaka ci yenn banques yi ak yenn institution de microfinance parce que mënuñu nekk ci population boo xam ne taux de bancarisation bi presque léegi mu yegg 50% 1% sax amuñu ci presque report d'échéance de crédit yi ñuy wax Sénégal mooy dëkk boo xam ne banque ñeme naa taxaw nga dugal liggéey ba sonn dugal sa xaalis sa compte mu ne ko fuuf sàcc ko ba pare dara du ci dikk muy daaw ak yow tribunal kaaw Bocar Samba Dièye ngi taxaw banque xëy lu mu liggéey yëpp depuis avant indépendance ba léegi dugal ko ci biir compte muy 7 milliards mu ne ko fuuf ba pare naan ko kañ dem tribunal maa ngi xaar nga dee pendant 12 ans procès baa ngi fi donc dérive yooyu ñun sénégalais yi ñoo ci war a taxaw te nag ñun danañ ci taxaw ACSIF dana ci taxaw ak sénégalais yi parce que semaine d'inclusion financière bi nga xam ne responsable bancaire yëpp dinañ ñëw Sénégal gouverneur banque Sénégal dina ñëw gouverneur banque centrale dina ñëw ñun danañ dem organiser ay activités yoo xam ne danañ yëglu pour que nit ñi xam banques yi lu ñuy def Sénégal te activités yooyu dinañ ko continuer nag ba banques yi revoir seeni pratique parce que tamit dañoo nekk ci relance économique compteurs yi dafa nekk ci zéro ñu war a redémarrer waa redémarrer boo xam ne da nga war a jàppale askan bi entreprise yi pour ñu dem redémarrer yow nga yokk say tarif yépp yow jéemoo redémarrer économie bi da nga koo bëgg a suul loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg wasalaam